Salut les amis, ziar naa leen bu baax a baax dal leen ak jàmm ci seen podcast Wolof Tech bi leen di jox lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie yi maanaam xarala yu bees ci kàllaama wolof. Alors tey la samedi 22 mai 2021 ñoo ngi ci saison 5 bi ci épisode 8 bi tey nag thème bi ñu nar a waxtaanee moo nekk la robotique. Lan mooy robot kañ la doomi aadama commencé di xalaat defar lu ni mel lan mooy njëriñu robot yi fan lañu koy jëfandikoo ba fan lañu mën a yegg ak robot yi yan jafe-jafe aussi lañu mën a ràññee ak robot yi. Alors tey nag man kese maa fi nekk suñu invité bi nga xamante ni mu ngi waroon a ànd ak ñun dafa am ay quelques gàllankoor mais dinañu essayer def le maximum comme ni ma ko waxee ci annonce bi même suñu membre yi sax mën a comprendre li nga xamante ni moom la ñuy wax tey jii nii ci thème bi mais nag incha allah ci jamono yi di ñëw dinañu jaaraat ci thème bi ak suñu ay yeneen invité yoo xamante ni dinañ gën a xuus ci domaine bi parce que seetlu naa ne actuellement fii ci Sénégal amuñu ay communauté yu mag yoo xamante ni ci wàllum robotique la et je pense que war nañu ko am ak laboratoire yu am doole ba li ñuy xalaat yépp ñu mun ko réaliser sans benn blocage. Alors ñu dem directement ci suñu sujet tey bi maanaam robotique expliquée à grand-mère. Alors lan mooy robot ak lan mooy robotique déjà li ñu war a comprendre mooy dafa am ñaari xeetu robot li ñuy wax robot virtuel ak robot bi nga xamante ni il est sous forme matérielle. Robot virtuel nag mooy bi nga xamante ni mënuñu ko gis comme ni ñu ko waxee woon ci benn ci épisode yi nga xamante ni passé nañ ko maanaam chatbot wala voicebot ay robot virtuel lañu. mën nga ko jëfandikoo ci sa téléphone wax ak ñoom ñu tontu la wala sax nga bindante ak ñoom. beneen robot bi nag mooy bi nga xamante ni matériel la mën nga ko làmb daj ko par exemple mu ngi mel ni comme poupée foyekaay yi ñu doon yor bi ñu gën a nekk xale des fois sax poupée bi da ngay gis mën na dox wala sax mën a nekk di wax. alors ñoom ñëpp nag muy robot virtuel wala robot bi nga xamante ni matériel la li leen boole mooy dañuy toppandoo nit ñi ci yenn liggéey yi nga xamante ni ñoo ngi koy def bés bu nekk ci ay domaines précis donc robot mbir la moo xamante ni dafa boole mécanique. électronique ak informatique pour aw ay nit ci yenn liggéey yi nga xamante ni ñu ngi koy def di ko répéter saa su nekk. alors robotique nag moom mooy jaaruwaay yépp yi nga xamante ni moo ñuy permettre ñu mën a defar ay robot. alors avant sax ñu dugg ci njëriñ yi kañ la nit commencé xalaat defar ay robot maanaam fan la robot yi jógee avant robot yi li ñu amoon mooy li ñuy wax ay automate maanaam ay dispositifs yoo xamante ni dañuy def ay mbir di ko bamtu à chaque fois te loolu rekk la ñuy mën di def donc loolu nag xewoon na depuis temps révolution industrielle yi au 18e siècle yàgg na trop. alors li wutale nag automate yi ak robot yi nga xamante ni moom la ñu am tey jii nii mooy que automate yi dañ leen programmer pour ñuy def benn mbir di ko bamtu à chaque fois alors que robot yi nag dañu leen yokkal beneen jumtukaay boo xamante ni moo leen di permettre ñu mën a xam lépp lu leen jege ak lépp lu leen wër teg ci nag di mën a dépendre ci alam bi nga xamante ni moom ci lañ nekk maanaam seen environnement. par exemple su robot bi di dox ba dajee ak benn xeer am na lu koy wax ci ay matériels yu ñu ko mooñaalee que ni lii nekk sa kanam xeer la comme ça mu mun ko moytu. alors loolu moo wutale automate yu yàgg yi ak robot yu bees yi am tey jii nii. alors turu robot nag ñu ngi ko njëkk dégg en 1920 ci benn pièce de théâtre bu doon daw fee ci benn dëkk bu ñuy wax Tchèque ci seen kàllaama ñoom robota moom moo nekk corvée travail wala liggéey ci kàllaama wolof. alors année yi di dem technologie bi di gën a avancer ba ki ñuy wax Isaac Asimov génne ci ay loi maanaam bi ci njëkk mooy robot warul naxasal doomu aadama affaire bu am solo. ñaareel bi mooy robot dafa war a topp ay ndigalu ki nga xamante ni moom moo ko créé mais aussi mu respecter première loi bi nga xamante ni wax nañ ko léegi. ñetteeli loi bi mooy robot dafa war a aar nekkinam ba pare respecter aussi première loi bi ñu wax ak deuxième loi bi donc loolu yëpp nag li tax nag mooy parce que robot yi
dañoo commencé jël benn ampleur boo xamante ni bu am solo la ci àdduna bi. alors avec évolution boobu nag bi ñu ñëwee ba 1961 la ñu commencé gis robot yi dugg ci biir industrie bi maanaam ci usines yi surtout ñi nga xamante ni ñoom ñooy defar ay oto robot yi nag yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci usines yooyu noonu ñoom la ñu woowee ay bras robotisés maanaam ay loxo weñ yoo xamante ni dañuy liggéeyal seen bopp sans pour autant nit intervenir ci mën nañu souder def yenn montage yi peinture oto yi dugal ay pneus etc. alors ci ana yooyu aussi boroom xam-xam yi ñu ngi doon def ay gëstu yu am solo ci wàllum intelligence artificielle maanaam naka la ñuy def ba machines yi di mën di toppandoo xalaatu doomu aadama wala sax ñu gën ko efficace. soo leen bëggee am beaucoup plus d'informations ci affaire intelligence artificielle defoon nañ ci benn épisode mën ngeen remonter ngeen dégluwaat ko comme ça ngeen gën a nekk à niveau ci wàllum intelligence artificielle. alors intelligence artificielle boobu nag bi ñu ko jëlee intégré ko ci robot yi ci la robotique gën a am doole. lu tax mu gën a am doole parce que nag bu njëkk robot yi dañu leen den sant ñuy def ay tâches wax leen ne ni ngeen ko war a defee ñu koy def sans réfléchir à la lettre mais avec intelligence artificielle bi nag robot yi dañuy mën a analyser seen bopp information yi nga xamante ni ñu ngi koy jot di jëlal seen bopp ay décisions ba pare def ay actions sans pour autant nit intervenir ci. donc mën nañu wax ne avec l'intelligence artificielle robot yi ñoo ngi mën a xam li xew ci seen alam bi récupérer ci ay informations saytul ko seen bopp jël seeni décisions ba noppi réagir def ay actions sans pour autant nit intervenir ci. donc robot yi ñoo ngi gën a intelligent di mën a xalaat entre guillemets en 1990 benn entreprise bu ñu naan IBM defar benn robot boo xamante ni moo gën a ay sax nit ci wàllum benn jeu bu ñu woowee échec comme genre jeu de dame la. en 1997 aussi boroom xam-xam yi defar beneen robot boo xamante ni dañ ko envoyé ci benn planète bu ñuy wax Mars bu sori sax Terre bi nga xamante ni fi leen nekk. alors robot yi li ñu mën a jëriñ nag bari na torop d'ailleurs am na lu ñuy wax ay robot industriel ay robot domestique ay robot médical ay robot militaire ay robot de transport ak ay robot scientifique donc dañuy expliquer benn bu ci nekk lan lay signifier. alors robot industriel nag mooy robot bi nga xamante ni dañ koy utiliser ci usines yi pour souder def ay montage peinture ak yeneen comme niñ ko waxee woon sànq ci ginnaaw. robot domestique nag mooy robot yi nga xamante ni dañ leen di woowee ñoom tamit ay robot de service personnel maanaam ay robot yoo xamante ni dañuy mën a jàppale doomu aadama yi ci liggéey bi nga xamante ni moo nekk ci biir kër yi lu ci mel ni ay raxas bool ay paase ménage togg ak yeneen mën nañ leen sax utiliser ci wàllum restauration wala je pense ci wàllum tabax. robot médical moom nag mooy robot yi nga xamante ni dañ koy jëfandikoo ci hôpital yi pour def ay opération ak yu demee noonu mais fii nag comme wàllum wér-gu-yaram la dafa sensible trop robot yi duñu am benn autonomie à 100% pour def lu leen neex toujours dafa am benn nit koo xamante ni mooy nekk à côté di ko assister pour que voilà mu bañ am benn problème. alors collaboration boobu nag di am entre robot bi ak nit ki ak doomu aadama moom la ñuy woowee cobotique. am na ay robot yu bari ci yoo xamante ni ci wàllum santé bi la dañuy def ay opération chirurgicale bu ci mel ni Da Vinci Rosa Sensei am na aussi Cyberknife et cetera am na yu bari mun ngeen dem ci internet bi xool di ngeen gis yeneen façon robot yu bari yoo xamante ni dañ koy utiliser ci wàllum santé. alors robot militaire nag moom la ñuy woowee aussi ay armes autonomes alors robot militaire nag moom la ñuy woowee aussi ay armes autonomes. maanaam ay ngàndaay la yoo xamante ni mën nañ ko contrôler à distance par exemple am na ay drone wala ay roplaan yu ndaw yoo xamante ni militaires yi dañ koy utiliser pour mun di def surveillance maanaam di photographier ay bërëb wala sax sànni ay missiles ci yenn bërëb yi pour période de guerre quoi. robot militaires yi aussi mën nañ leen utiliser pour dindi ay comme ni ñu koy waxee pour dindi ay mines
exemple soo demee ci ay zones yoo xamante ni dañ ko miné woon au lieu que nit ñi di fa ñëw di dindi mine yi mun nañ envoyer ay robots comme ça ñoom ñu mun a dindi mine yi normalement sans pour autant ñu am ci benn jafe-jafe. alors waxoon nañ sànq aussi robot de transport alors robot de transport mooy lan mooy ay oto ay roplaan wala ay saxaar yoo xamante ni dañuy demal seen bopp sans pour autant nit di ko dawal par exemple pour oto yi dañuy am souvent benn matériel boo xamante ni moom la ñuy wax lidar mooy permettre oto bi mu mën a gis ci benn périmètre de voilà bu am benn vision 360 degrés ci lépp li nga xamante ni moom moo ko wër. am na aussi ay radar ay capteurs yoo xamante ni mooy nekk ci oto bi di ko permettre mu mun a xam oto yi nga xamante ni ñoom ñoo ko wër fan lañ toll ak ban vitesse la ñuy dawee exactement ci kaw tali bi. ci oto yi aussi day am lu ñuy wax ay caméra yoo xamante ni moom lañ ciy installé ci biir oto bi mu koy permettre mu mun a gis exactement panneaux yi wala mu gis feu yi feu de signalisation yi ak piétons yi donc yu yëpp ay dispositifs la yoo xam ne dafa ànd ak voiture autonome yi ñoom la ñuy woowee ay voiture autonome maanaam ay oto boo xamante ni day demal boppam sans pour autant nit di ko dawal. alors données yooyu yëpp nag muy récupérer maanaam yi nga xamante ni moom la lidar bi di récupérer capteurs yi di ko récupérer radar yi di ko récupérer ak caméra yi données yooyu yëpp nag dafa am benn ordinateur central boo xamante ni moom moo koy gérer di ko saytu ak intelligence artificielle bi nga xamante ni moo nekk ci biir pour mën a après jël ay action xam oto bi naka la war a doxee normalement. alors comme ni ñu ko waxee woon sànq aussi robots yi dañ koy utiliser ci domaine yu bari mais nag am nañu ay jafe-jafe yu bari yoo xamante ni mën nañ ko seetlu ak la robotique. par exemple soo jëlee robot industriels yi avec bras robotisés yi nga xamante ni ñoo nekk ci usines yi te ñuy mën a souder def peinture wala def ay montage ak yeneen yu demee noonu avec robot yooyu nag liñ ci seetlu mooy grève du am c'est sûr que grève du am bu fekkee ne ay robots ñuy liggéey 24 heures sur 24 voilà grève mën na bañ a am dañuy liggéey à chaque fois mais problème bi ci am mooy que ne day wàññi emploi yi c'est-à-dire foo xamante ni ay nit ñoo fornoo liggéey di souder wala di peinture su ay robots ñëwee soo oytul seen emploi dañuy ñàkk seen liggéey donc mën nañ wax ne robots yooyu noonu dañuy wàññi emploi bi. alors beneen problème bi ci am aussi mooy consommation énergie bi parce que soo jëlee nit ñëpp nga remplacer leen par ay robots ñuy liggéey 24 heures sur 24 dañuy consommer énergie bu bari pour fonctionner. alors suñu jëlee aussi wàllum transport bi avec oto yi nga xamante ni ñoom ñooy dawal seen bopp ñuy demal seen bopp sans chauffeur dañu fay fekk aussi beneen problème bu sérieux sax maanaam problème de responsabilité. par exemple oto bi nga xamante ni day dawal boppam dafa am ay composants yu bari yoo xamante ni la ñu boolante ci seen biir lu ci mel ni ay connexion internet bi matériel yi ak logiciel yi benn bu ci nekk nag boo xoolee le plus souvent am na ay constructeurs yoo xamante ni ñoom ñoo koy defar bu ci nekk ak ñi koy defar. alors su problème amee lu ci mel ni accident am ci tali bi kan mooy gàddu responsabilité bi déjà naka la ñuy def sax ba xam responsabilité bi ci kan la nekk kan moo def faute bi donc loolu ay jafe-jafe yu mag la yoo xamante ni mën nañ ko seetlu ci wàllum transport bi. ci wàllum aussi robot militaires yi am na aussi ay jafe-jafe c'est-à-dire ñoom dañuy def surveillance bu ñu waxee surveillance nag c'est-à-dire dañuy utiliser ay drones di survoler territoire bi di jël ay photos di jël ay informations donc bu ñu waxee jël ay informations ay jàmbur rek donc problème de vie privée day ñëw. donc est-ce que am nañ droit jël information nit ñi li ñuy def yëpp jël seen ay photos jël seen ay activités seen i fréquentation ak loolu yëpp donc problème de vie privée da ciy am donc vie privée nag mooy li nga xamante ni moom ngay def chaque jour ci li ngay yëngatu di ko def say information personnelle est-ce que nit ñi war nañ am droit jël ko di ko récolter à ton insu te doo ko yëg est-ce que loolu c'est normal ou pas donc loolu aussi ay question la yoo xamante ni day poser wu aussi ci problème mu robot militaire yi. ci wàllum wérgu yaram bi aussi gis nañ ne am na ay robot yoo xam dañ koy utiliser pour mën a def ay opération ak yu demee noonu parce que gis nañ ne robot yi ni ñu mën a amee précision dafa jéggi dayoo c'est-à-dire ñoo gën a sax des fois ay nit ki mais ba léegi nag dañ koy seconder comme ni ñu ko waxee ak ay personnes pour éviter mu am ay problème parce que bakkanu doomu aadama la donc du coup dañuy allier nit ñi ak robots yi pour que ñu mën a liggéey ensemble mais robots yooyu nag boo xoolee dañoo cher trop investissement biñ ciy def pour mën a defar robots yi demee noonu dafa jéggi tayoo dafa cher trop donc loolu aussi problème la est-ce que jar na ko est-ce que jaru ko
c'est une question donc laaj la boo xamante ni voilà c'est ouvert donc nit ñaa ngi ciy waxtaan voilà ba xam loolu naka la war a mën a demee donc problème nag yi ñu mën a ràññee ci avec robotique yi bëri nañu trop et mënuñoo wax lépp ci benn épisode mais dañuy fexe tey épisode bi li nekkoon objectif bi mooy fexe ba nit ñi comprendre lan mooy robotique rek après nag dinañ defaat yeneen épisode yoo xamante ni dañuy gën a expliquer ci en détail ci wàllum technique bi ak ci wàllum naka nga war a mën a def pour mën a def robotique yan jàng la laaj yan étude la laaj et ce boobaa je pense que dinaa inviter ay nit ñi nga xamante ni ñoo ngi yëngatu ci wàllum robotique comme ça ñoom ñu wax ñu ci exactement lan mooy robotique yan étude lañ war a def pour mun ko def yan compétence la laaj pour nga mën a def robotique ak yeneen donc loolu xaar nañu ci yeneen épisode ci kanam dinañ leen inviter comme ça ñu gën a waxtaan xuus en détail ci biir affaire boobu noonu mais maa ngi lancer aussi benn appel bu fort à toute la communauté parce que gis naa ne comme ni mu ko waxee ci début bi rek amuñu benn communauté robotique bu mag am na yenn quelques personnes yu ma contacté woon pour discuter ak ñoom ci épisode bi et tout ça mais peut-être jot amul et tout ça moo tax teewuñ fi mais bëgg naa beneen yoon bu ñuy defaat beneen épisode ci wàllum robotique bi gën a expliquer détails yi ñoom ñëpp ñu teew fexe ñu am benn communauté bu mag boo xamante ni ci wàllum robotique lay wax comme ni ko Galsen AI yi amee ci wàllum intelligence artificielle comme ni ko développeurs yi amee avec Galsen Dev voilà waa maa ngi nuyuwaale bu baax waa Daara J School ak ñoom Gérard et tout ça donc gars yi ñu ngi liggéey bu am solo mais je pense que nag ñi def robotique bi maa ngi woo ñu Mamadou Diallo et tout ça waa Fab Lab war nañ mën a def ay communauté yoo xamante ni communauté yu am doole lay doon ci wàll bi comme ça ñu mën a képp koo xamante ni wàllum robotique intéressé na la rek mun fa dem wala gën a mën a yokk say xam-xam parce que bëgg naa lu ci mel ni ay da ngay gis États-Unis ñuy defar ay laboratoire yu mag yoo xamante ni ci wàllum robotique la mais laboratoire yooyu c'est sûr que avant ñu ko am foog ñu gis benn crème benn jeunesse boo xamante ni voilà ñu ngi góorgóorlu ci wàllu bi tu vois di ci def ay propositions di def ay recherche surtout recherche bi tu vois buñ def rek ay application nii rek jël rek di def appliquer affaire mais nañ rechercher nañ gëstu parce que science aussi nekkul affaire codage kese nekkul affaire développement nii rek wala def ay choses concrètes mais mën nga proposer ay solutions def ay recherche xalaat ci benn domaine nekk nan la ko robotique war a mën a gérer ak mbir yoo xamante day faire avancer la science partout dans le monde donc et la science moom dafa universelle donc ñëpp war nañ ci mën a xalaat pour indi ay solutions ci yenn problèmes yi et je pense que maa ngi lancé benn appel bu mag à toute la communauté pour que ñu gën a taxaw ci loolu wala gën ci bàyyi xel alors mun ngeen ñu topp nag ci réseaux sociaux yi partout ñu ngi fépp pour que ngeen mën a am information yu bees yi nga xamante ni moom la ñuy indi ci podcast bi désormais comme ni ma ko waxee woon rek dañuy def épisode le mercredi def épisode le samedi comme ça ñu gën a mën a wax ensemble ci affaire nouvelle technologie yi mercredi bi dañuy invité ay nit wax ci ay news wax ci ay yu demee noonu le samedi nag ñu def benn épisode officiel boo xamante ni épisode complet lay doon invité benn nit ñu waxtaan ci benn thème principal boo xamante ni dañ koy partager après ak Sénégalais yëpp donc loolu lañ leen indiloon tey ci épisode tey bi nii ñu ngi leen di dox dig daje ci beneen semaine non je dis pas beneen mais mercredi prochain inchallah dinañ commencer affaire yooyu dinañ am benn surprise bu mag bu ñu leen indil mercredi bii nii ci ay découvertes yoo xamante ni gis nañ ko Sénégal ay gars yi ñuy def ay affaires yu am solo donc mercredi bii dinañ si ñëw ak yéen donc ñu ngi leen di jox rendez-vous mercredi inchallah di leen ñaanal ngoonu jàmm merci beaucoup et très bon week-end